merci beaucoup Birahim Diadji Touré ak Mamadou Fofana 7h moo jot passé de 46 minutes ba tey comme xam ngeen ko yéen a ngi sur Sen TV ak Zik FM di suivre seen bloc d'information la matinale ba tey dañuy poursuivre actualité bi ak revue des titres yi ànd ceeg Mame Mbaye Ndiaye Lébu Sassoumane. waaw Lébu maintenant ay Lébu lañu. laakoon faakoon ñaakoon mooy sunu bàkk. mais nuyu bu baax na képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy teewlu jamono ji waxtu bi bu jotee ñu jox leen yéene kaay xëy fësal sama mbokki moo li également ma leen di nuyu ndax ñu ngi biir géej door ko nag Yacine ndax yéene kaay groupe des médias tribune dafa ñëw ci la nga xam ne moo nekk sama ginnaaw nii gis ngeen délégation bi Bougane Gueye Dany tàllal ay loxoom ci kanamu xalif bi sëñ Mountakha waaye it délégation waa plateforme Penco ndax temps yi ñoom Penco la ñu wooteel ñu pàccoo wooteel ñu séddatle bukki ñoom nee nañu Penco la ñu woote te nag wax fa dëgg ne yaxal na ñu ko jëfe goo gis nañu ko waxtaanee moo si jiitu te nañu ko waxtaanee mooy nañu Penco réew mi alors yéenekaay bi nag ñëw na ci nee na nag si daje moomee nga xam ne waa plateforme Penco dem nañu seeti suñu kilifa diine yi sàkku na moom Bougane Gueye Dany si Serigne Mountakha Mbacké mu wax ak ki nga xam ne mooy président Macky Sall ndax nag xamal ne moom Bougane Gueye Dany nee na président Macky Sall mi kuy wër yeekatu fitna kuy wër tyran kuy wër defantekat kuy wër koo xam ne nii ngénte bu mu fekk soppi ko dëj bu yeboo boo gisee président Macky Sall jàppal Bougane Gueye Dany mooy wax du samay kàddu ci yéene kaay tribune bi nee na moom nag sàkku na ci Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kuli murid mu def ci ay jéego ndax président Macky Sall mi faaw ñu wax ak moom Fadel Barro nee na al Mountakha wax fa dëgg neex yàlla nangu na benn na ci ñu délégation bi nga xam ne moom la ñu def ak démarche waa Penco nag moo di lépp lu nu mën ci def rek nañu ko waxtaanee kon nag moom Fadel Barro gis na ne kon xalif bi ànd na ci doxalinu Penco gii waaye nag jàpp na ne kon président Macky Sall erreur bi mu def moo di ci doxalinu réew mi ngir ak jàmm daal di am ngir nag manifestation yooyee ñu xool nañu koy doxalee mu sàkku ci l'armée bi ñu def ci ay jéego loolu erreur gënu kaa màgg ndax nag l'armée bi wax fa dëgg neex yàlla guerre la ñu koy doyee te réew mi tollooguñu foofu moom loolu la jàpp mu Fadel Barro alors ñu gis ne kon moom dañu jàpp ne kon réew mi fi mu toll nii daal kaw la gën a jige kon nag sagar mu ngay xeeñ ñoom nee nañ dépassé nañu xeeñ sagar ji tàkk na jëppeet kon nag faw ñu fay ko looloo tax ñoom waa Penco ñu daal di taxaw ngir def si ay jéego Penco réew mi ngir ak waxtaan daal di am ba tey ci yéenekaay yi groupe des médias tribune dafa ñëw ci Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara ñoom nag xam ngeen ne dañ leen tegoon loxo ci manifestation yi mujj yi ñoom nag mujj nañ leen bàyyi ni ki démb kon nag dañuy fanaani seen i kër ñu jàppee également ci yéenekaay bi coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom nee na ak lu mu manti doon ak opposition bi wala politiciens yi seen doxalin bu mu manti doon manifestation bu ñu manti woote nañu bàyyi xel bu baax ne réew mi ay élèves daf fay am te dañu toll ci période examen bu ñu yàqal élèves yooyu seen examen kon nag bu ñu ko perturber loolu sax ñëw na ci Vox Populi ndax ànd sàmm jikko yi nee nañu nag fii réew mi toll nii kaw daal mu ngay xeeñ fii réew mi toll kon nag nañu def seen kéem kàttan ngir nag violence gi fitna gi ñu daal di koy teg sa suuf Déthié Fall Ahmed Aïdara bàyyi nañu leen naam waaye am na yet waa ngi seen bopp ba tey tiim na leen donc yet bi tiim na leen ndax bu ñu waxee sursis mu ne ku nekk ak lu ñu gàll sa ndodd ku nekk ak li ñu teg sa ndodd muy Ahmed Aïdara ak Déthié Fall Mame Diarra Fam dañu ko bàyyi waaye juróom-benni weer sursis maanaam ci diiru 6 mois yi boo defaatee lu ñu xeetoo mënees nañu la jàpp loolu moom mooy sursis alors Déthié Fall 100 000 El Hadj Ahmed Aïdara 50 000 ndi ak amende bu nga xam ne teg nañu ko seen ndond 83 yi si des nag dañ leen bàyyi ne defu leen dara loolu la Vox Populi dikk ñu jàll ci le vrai journal dafa ñëw nee na coow li yëpp renvoi procès yëpp amul fu muy mujj fu dul fii donc mënoon nañ fa njëkke maanaam bàyyi leen ñu dem ku ci mel Mame Diarra Fam Déthié Fall kon nag moom nañ leen bàyyi ñu dem rek wàllu màngaan gi nag ci réewu Afrique dañoo gis nag lajjite daf ca am donc jafe-jafe yi bari na waaye màngaan yi nga xam ne ñooy sénégalais yi di dem biti réew gis nañ jafe-jafe yi ñu fay dund metti na lool kon nag wax fa dëgg neex yàlla dañoo gis nag lajjite daf ca am coalition républicaine sàmm sunu réew nee nañu na non à la perturbation des examens pour ces manifestants ay élèves dañ fi nekk toll ci classe examen tey ji bu ñu wootee manifestation ku ci ñu si bëri dañuy téye seen i doom te neen wax nañ dëgg ku bu fekkee mbeddam ña ngay nekk si biti di defante ñoom ak force de l'ordre yeex yooyu kon élèves yi du ñu mën a def ji seen i examen moo tax waa coalition républicaine sàmm sunu réew
ne nag nañu def seen kéem kàttan ñoom politiciens yi nañ déroulé seen programme waaye bu ñu fàtte ne réew mi ay élèves a ngi fi te dañu toll ci période d'examen nañ leen bàyyi xel bu baax. Ahmed Aïdara ak ay ñoñam mujj nañu leen a bàyyi ñu delluwaat seen i kër loolu nag yéene kaay bi dikk na si di le vrai journal ñu jàll ci le témoin benn navire accident maritime ca Gambie benn navire chinois mënees nañu wax ne moom moo dal ci kaw benn gaaluk Sénégal ni ñu koy faral di defee parce que ñoom bateau yi dañuy dem sa biir géej gaal bu ñu fa mën ni fekk mënees nañu jaar sa kaw te loolu moo amati si suñuy waax ñett ñoo si ñàkk seen bakken am na si ñaar ñu nga xam ne ay rescapé lañu donc nappakat yi saa su ne yàgg nañu ko jàmbat Sud Quotidien dafa ñëw ci Dame Justice fu mu nekk nii calmer na jeu bi balaa teer la woote fu mu nekk nii jënd na galaas na nooy la woote fu mu nekk nii ndax nag ñëpp sàkk woon nañu ku ci mel ni Khalifa Tidiane yi Serigne Babacar Sy Mansour sàkk woon na ci naam yoon wala sax président Macky Sall bu waree jël décision na jël décision waaye nag ñoom ñëpp xalifa yi sunu xalif généraux yi sàkkoon nañu ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu téye ndax loolu dina bokk ci lii nga xam ne mooy andi jàmm dafa mel ni dégg nañu leen ndax El Hadj Ahmed Aïdara bàyyi nañ ko donte am na condamnation 1 mois de prison sursis waaye parquet bi nag moom it 1 an ferme contre Déthié Fall la sàkk woon waaye mujjuta antu député Mame Diarra Fam nag Amadou Ba bu Pastef ñoom ñëpp ñu si des jàpp leen ne dañ leen mujjee bàyyi ñu delluwaat seen i kër loolu moom la mujjantaloo ñu ñëw ci Source A ak néew ba nga xam ne moom moo lakkoon ba jeex waajooju nga xam ne si événement bi Colobane si wetu matelas yi mu lakk ba kenn daanaka daal maari tey daan ba léegi nag néew ba mi ngi si l'hôpital Le Dantec dafa am bokkam du ñàkk dañ ne autorisation d'inhumation bi dañ ko délivrer ci lu yàggul dara procureur dana ko délivrer te nag nee nañ duñ def benn tour xëy na nag amul benn mbokk bi signalé wu ci li nga xam ne moom mooy ci néew ba le Sénégal deuxième derrière le Cap-Vert laaj ma lu Sénégal jël deuxième si ginnaaw Cap-Vert mooy réew yi nga xam ne fa lépp lu ñu teg drogue la ñu jàpp drogue mbaa drogue seex parce que nag réew mi 1 2 3 ñu ni saisi bu dul jeex drogue bi plaque tournante la certes mais nag drogue bi niñ koy te nee nañ Casamance ba drogue ba de nee nañ béykat yi drogue yi fu mu nekk nii ñu si bëri si rebelle yi la daw nañu drogue ba manqué yamba ji manqué na donc simakaale bi manqué na donc ñu ñëw ci le soleil dafa ñëw ci président Macky Sall ak nag sommet G7 bi nga xam ne ma nga fa nee nañ ko nag na ca profité waxtaan ak sunu njiitu réew ya nga xam ne ñooy waa biti réew ndax nag màngaan gi ni mu nekkee ni situation bi doy na waa sénégalais ya fa nekk wala africain ya fa nekk comme te moom mooy président de l'Union africaine donc na waxaa ñoom ndax nag immigration bi réalité la lu mu nekk la waaye nag fitna gañ leen di teg foofu ak lu ñu fay dund moom en tant que président de l'Union africaine warees na ci mën a wax nag ndax nag dañ fa dem daal doole rek ni nasaraan si di ñëwee Sénégal di fi liggéey réew mi quotidien dafa ñëw ci manifestation du 17 juin mu mel ni kon Ahmed Aïdara gannaaw ba ñu ko bàyyee fas kéene na soldat yi kontam defe naa dafa woote janox taskatu xibaar yi tey jii moom El Hadj Ahmed Aïdara Déthié Fall jot nañu ko condamné donte bàyyi nañu ko moom it mu génn ña sa des ñoom Mame Diarra Fam l'honorable député Mame Diarra Fam moom noppi woon na ba pare moom ba létti kasoom parce que nee na foofu noppalukaay la parce que bu génnee nii wax fa dëgg neex yàlla askan wi dañu koy sam tabaski ji enveloppe yi war nañu ko séddale donc foofu ñooñu politiciens yi foofu noppalukaay la woon sa ñoom parce que kenn du fa ñëw naan leen soble si manqué de yàlla tere jox ma njëgu xar yàlla tere kenn ñaanu ko moom ma nga woon ca jàmm waaw donte kaso hôtel à 0 étoile la kenn ñaanu ko yàlla ñoom ak noppalu ko woon la ñoom si politiciens yi alors le quotidien dafa ñëw ci procès yu membre yi Yewwi Askan Wi sursis en marche kon nag El Hadj Ahmed Aïdara ak Déthié Fall dañu nekk ci sursis donc loolu faw ñu xam ko ñëw nañ ci massacre d'émigrés sa Melilla mu mel ni bëri na ci ñu nga xam ne nii nañ leen def jéggi na dayo gis ngeen vidéo yi ni muy circuler ni ñu leen doon def ñoom africains yi foofee sa Espagne donc ndajam G7 bi bëgg nañ ci président Macky Sall mu daal si profito waxaax gaañ ndax nag wax fa dëgg neex yàlla li ñu fay dund metti na trop l'observateur dafa ñëw ci waxtaan bu mag bu nga xam ne sekk na ko wax Amadou Ba ñu bëri ne aatuma réeroon feeñ na ci l'observateur ndax Amadou Ba à un moment donné kenn déggatu ko woon fenn donc ñu ne aatuma réeroon feeñ na ci l'observateur Amadou Ba
dikk na ci manifestation opposition bi Amadou Ba wax na sa ñàkk seen bakken Amadou Ba wax na xalaatam ci législative yi ci Benno Bokk Yaakaar mais également def na bilan wu régime bu président Macky Sall moom Amadou Ba digganteem ak président Macky Sall dikkaat na ca Ahmed Aïdara Déthié Fall Mame Diarra Fam ñoom nag ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tegandool loxo bàyyi nañu leen démb procès bi guddoon na lool waaye nag mujj nañu leen a bàyyi benn étudiant bu Pastef nee na juróom-ñetti jam-jam la ñu ko jam ci université ba moom j'ai reçu 8 coups de couteau juróom-benn 6 yi ci tànk bi benn ci loxo droite bi yi ci des nag ci mbagg mi loolu moom nee na ce qui me lie au DG du COUD Maguette Sène en tout cas moom Mohamed Thiam 23 ans la confidence la def jëm ci moom étudiant Pastef la paak yi nga xam ne jot nañu ko jam foofu neen gannaaw bañ doon woote seen ndajam tëggum bool ba ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy Thiaroye-sur-Mer Libération daf ñëw benn gamine la nee nañu 14 ans la am 14 ans moom doonatul gamine ñu transformé qu'en esclave sexuel dans sa propre famille donc ñoom ca kër ga mu dëkk fa mu dëkk a njabootam ñoo ko jël def ko esclave sexuel lu ñu ci jublu violé nañ ko à maintes reprises par son ñu def 3 points d'histoire nee nañ père âgé de 65 ans et son cousin donc xale bi inceste la doon dund 14 ans la am ku violé beau-père wala grand-père son ñu def après def di dinañ ci ñëwaat parce que loolu il faut ñu dugg si. kër yaa ngi toj. non nëppal gi si biir kër yi il faut qu'on arrête. wax fa dëgg gis nga nee na mon père me faisait regarder des films pornographiques en présence de ma mère. Il a couché avec moi à 2 reprises. En présence de ma mère. waaw nee na moom baayam ndaw si loolu sa Thiaroye-sur-Mer la xale bi 14 ans la am nee na baayam ci boppam da doon teg film porno moom ak yaayam ñu toog di ko seetaan te séq naax moom ñaari yoon inceste loolu mooy inceste donc jamono ji dañuy gis yu nga xam ne wax fa dëgg neex yàlla dafa jéggi dayo moom nag ni mu ko doon dundee xam nga famille yi comme Yacine li mu wax nëppal bi moo yàq famille yi. nëppal. gaa ñi tamit dañoo feebar de sa waay. dañoo feebar di dox nii de. ah mais. dañu foog ne dof yi ñu ngi ci centre yi. mais lan nga mënul oui nan nga mënul c'est-à-dire que bu nit ki defee ñaawteefam nga njëkk ko dénoncé dootul amaat opportunité. waaye tamit am soxna de di yegg ci sa doom. sa doom. après sa doom sa jabar nekk nii si wet gi sa doom nekk nii ngay teg film am na suñu wax yow xam nga yow déjà film bu commencé daw sax mu wër na yenn scène mi ngi ñëw nee nga sa doom jógal wala nga zappe. nga zappe pour sa bañ sa doom gis ko mais nga ne noonu da ngay forcer sa doom muy seetaan film porno. kër googu de. interdit au moins de 18 ans la wala dañuy def ci buntu bi interdit au moins de 18 ans jeexalee direct news ak verdict d'apaisement donc noonu la ñu ko jàppee gis nañu verdict d'apaisement la ndax tax na ñu bëri àndaaxub daal ndax amaana bu ñu leen fa téewoon tey ji leneen mën na sa juddu alors bés également si la ñëw Yewwi en sursis ndax nag ñoom ñu ngi waajal manifestation ñoo ko wax neen ëllëg lu mu ci manti doon Déthié Fall Mame Diarra Fam El Hadji Ahmed Aïdara bàyyi nañu leen Guy Marius Sagna tey jii lay jàkkaarloo àttekat bi donc ànd sàmm jikko yi ñu ngi invité waaye Yewwi Askan Wi ñu bàyyi seen manifestation bu ñu woote ëllëg ñaar fukk fan ak juróom-ñeent donc nee nañu ñoom le 29 dañuy amal seen manifestation waa sàmm jikko yi nee nañ leen ngir yàlla seen manifestation boobee teg leen ko ci suuf waa ànd sàmm réew mi nag ñoom nee nañu réew mi xale yi dañuy jàng nañ leen bàyyi xel ndax examen dafa am. justement xale yi dañuy jàng waaye on me fait savoir que 6 en tout cas élèves dont 5 garçons ak une fille ont perdu justement la vue fële ca Lac Rose démb. dañoo demoon. justement dañoo demoon xam naa rek sorti boo demee waa demoon xam naa souvent dañuy def bu examen di waaj a jot dañuy dem féexal seen bopp voilà quoi qu'il en soit dinañ si dellu si waat ak suñu correspondant Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom mi ñu teewal côté boobu certainement donc plus de vigilance ci xale yi s'il vous plaît très chers parents ci bàyyi xel aywa 8h01 moo jot nañu jàll ci xibaar yi léegi nii lay doon incha allah.
xibaaru juróom-ñetti waxtu yi li ci gën a fës Mame Diarra Fam kii di Déthié Fall ak Ahmed Aïdara tama ëpp leen woon buum waaye nag ni ki démb daal dinañ leen féexal ñoom ñëpp daal dinañuy ñibbi seen kër Younoussa Baldé ak Fatulaye Mbaye Diop dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo fit nag nga xam ne moo am ci Sénégal tax na ki nga xam ne moom mooy njiital plateforme bi